tey li ñu fi taxoon daje mooy ñu waxtaane dañu nekk ci situation boo xam ne xool nañu càmbar nañu ba natt gis ne war nañoo waat ni ñu waxtaan ak ñoom comme ni ma ko waxee rek maire mu ngi fi woon chef de village yi ëmb commune Fissel 28 chef de village ñu ngi fi woon ICP yi ñu ngi fi woon CDS yi ñu ngi fi woon mais association yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun di liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi fi woon RECODEF mu ngi fi woon COMFIS mu ngi fi woon Jig Jam ñu ngi fi woon ak yeneen association de développement ñu ngi fi woon ñu saluer nag la présence du district sanitaire de Thiadiaye madame Samb ñëwoon teewal ko fi waxtaan bi dañ ko tënkoon ci ñaari point benn bi lu jëm ci wàllu information ak sensibilisation maanaam ñu wax nit ñi ci tolluwaay feebar bi fii ci biir commune Fissel comme ça ñu mën a xam jan jéego la ñu war a gën a dëgëral parce que gis nañ ne phase bu njëkk ba Fissel ñëpp dañu ko doon féliciter ndax taxawaay bi nga xam ne moom la am ci xeex feebar bi mais ñu seetlu ne aussi ci deuxième vague bi dañoo gis ne affaire yaa ngi sooxe moo tax ñu ne nañu woote réunion bi ñu rappeler nit ñi fàttali leen commune Fissel tey jii fan la toll ci mbiru feebar bi docteur wax na ko tey jii lu ñu jàpp mooy ne bu ñu jëlee décembre tey ak tey jii commune Fissel ci poste de santé Fissel rek am nañu 6 cas yoo xam ne dañu leen saytu ba gis ne ñoom amee na jàngoro feebar bi bu ñu demee poste de santé Mbafay ñu am benn cas foofu poste de santé Mbouloukteel ñu am 2 cas foofu ñi nga xam ne dañu leen xool ba gis ne am nañu feebar bi tey jii ñuy wax ak yéen de décembre à aujourd'hui alors que bu njëkk ba da nga naan benn ñaari cas ne pour commune Fissel yëpp wala ñett wala kii mais tey ñu gis ne cas yi dafa bëri kon ñu ne kon foog ñu am taxawaay bi nga xam ne moom la ñu amoon bu njëkk ba ñu làbbali ko ci sensibilisation ci information mais ci rappeler nit ñi aussi li nga xam ne moom la docteur wax ne war nañ ko moytu beneen bi aussi ñu fàttali nit ñi tere yi nga xam ne moom la kilifa yi tere dajaloo tere ngénte tere céet tere ay sarax waaw li ñuy wax nit ñi ne bu ñu amee farata nañ ko def te dem toogi seen kër loolu moo tax ñu woote réunion bi beneen point bi ñu dem ci wàllu réseau bi nga xam ne dafa ëmb commune gi yëpp am na ci yeneen commune muy réseau buy taxaw di sàmm ak yelleefu jigéen RECODEF kuréel googu jiitu ko ànd ak jigéen ñi di ko doxal ak seen partenaire loolu moo taxoon tey ñu woote réunion bi ñu jàpp ci ne waxtaan gu bëri mooy ne foog nit ñi ku ci nekk fi nga toll nga def fa taxawaay li nga war a def nga def ko mais aussi ñu lëkkaloo suñu def yooyu ba nga xam ne résultat yi nga xam ne moom ñoo ngi ko ciy séntu ñu mun ko ci am feebar bi ñu fexe ba mu taxaw mu dellu gannaaw bu baax a baax ci biir Fissel ñaareel ba li jëm ci wàllu ak yelleefu jigéen aussi ñu taxaw ci ba ñu koy sàmm. merci beaucoup maa ngi nuyuwaat ñëpp ku nekk turam ak santam di rafetlu jotaay bi di jiital ci nuyoo bi préfet ak waa district ak ICP yëpp ak chef de village yëpp daal notable yi fi nekk yëpp chef de village yeeg ñëpp daal rafetlu jotaay bi trop di naan aussi lii yéex nañ ko def xam nga ñu ngi naan deuxième vague mais ci première vague bi ci la ñu waroon def sensibilisation bi parce que tey ñi nga xamante ne ñoo nekk première autorité ca dëkk ba ñoo woo leen muy chef de village yi ñoo fa nekkal préfet te lu ci bëri aussi ci gox boo ko bëggee da ngay jaar ci chef de village ba kon chef de village boobu aussi personne boo xam ne kenn mënu ko contourner kon bu préfet amee initiative woo personne ressource yëpp ci biir salle bi pour waxtaan ak ñoom ci deuxième vague bi nga xamante ne moo fi nekk di sonal askan bi ñii gëm ko ñii gëmuñu ko donc mu am xereñte pour woo askan bi yëpp ñi nga xam ne ñoo représenté askan bi yëpp fii nii ci salle bi kon dañ koy rafetlu parce que nag Sénégal moo jaxasoo te ni mu jaxasoowee nii ku ci nekk war nga am sa mat ci sa njaboot ak ci sa bopp ba nga xamante ne li ñuy coow nii nga xam ne ñu ci bëri xamuñu ci lu bari parce que boo nekkul docteur xamoo lan mooy indi feebar xamoo nan lay feebar di tëddee ñuy wër di wax feebar bi amul dañ ciy politique dañ ciy utab xaalis kooku war nañ def attention ba tax na ndaje bi ñu woote nii dafa am solo parce que nag ni mu amee solo mooy donc chef de village bu fi nekk am nga sa comité villageois de protection kooku nag liñ ci nam mooy ku dellu ci sa gox mën nga woo sa comité boobu xamal leen li nga xamante ne mooy liñ fi yendul nii
mu nekk mbir moo xam ne dafa am solo boo xamante ne vraiment ñëpp a ko waroon yëg. voilà si biir loolu. yow par rapport ak chef de village yooyu ak seen i dëkkandoo yan ban message ngay lancé population bi ak yi nga xamante par rapport ak seen chef de village par rapport ak seen mooy xew yi nga xamante ñu ngi koy teree ñu ci am problème ak chef de village yi wala ñu ci am problème ak kenn ki nga xamante moom moo gis ne lii nekkul lu jaadu man dinaa ko wax autorité bi yan gis-gis ngeen nga ci am par rapport ak loolu. merci beaucoup gis-gis bi ma ci am mooy nit ki ku la naan sangul sa taar la bëgg. gis-gis bi ma ci am mooy ñu jàppale chef de village bi jàppale suñu bopp parce que chef de village ñu ci bëri tey am nañ jafe-jafe ci seen gox parce que nag am na ñoo xam ne dañuy sàcc di def seen xew am ñoo xam ne bu ñu bëggee xew aussi dañuy ñëw sa chef de village ba bu nee xew bi mënta nekk dañ koy gisee neneen ak neneen ba tax na aussi li may lancer population bi mooy lii période la rek. période la boo xamante ne day jàll kon comme day jàll nañ ko rafetal ba bu jàllee nañu dëkkee woon nañ doon demlante nañ doon jëflante ñu mën cee continuer mais buñ ko defut corona bi dina jàll ak jàmm ak salaam parce que lii dafay jaar rek di jàll lu nuyoo dina tàggoo te bu tàggoowee aussi fekk mu bàyyi fi loo xamante ne aussi dëkkandoo bi day naqari kon loolu aussi nañ ko éviter moo tax nañu jàppale chef de village yi. loo xam ne mënta ñàkk nit ki wàññeeku na liñ ci na mu mooy nañ ko jébbal boromam ñaanal ko nit ñi dëkkee nag mooy ku ñëw na jaale dem këram mais buñ fa bëggee def xew di rey ay nag ak yu kenn xamul nu ko préfet waxee fii nit ki feebar yow seeti woo ko mu faatu nga indi nag 300000 bëgg koo faa rey naan mënuma koo ñàkk a dëj mënuma koo ñàkk a def lii kooku aussi àndul ak xel moo tax may lancer population bi ñëpp ñu jàppale sous-préfet jàppale chef de village jàppale suñu bopp ñun ñëpp lii day jàll bu soobee yàlla dina jàll ak jàmm ak salaam nañ doon ànde nañ doon defee suñu xew yi dina continuer bu soobee yàlla kon maa ngi lancer ñëpp ñu jàppale suñu askan ñun ñëpp daal jërëjëf. Voilà, merci beaucoup maa ngi lay remercier di remercier waa commune de Fissel ñëpp di nuyu ñëpp di jiital nuyoo monsieur le maire di nuyu aussi madame la sous-préfet bi nga xam ne moom moo jiite tey vraiment CLD bi di nuyu autorités yi teewoon yëpp muy autorités sanitaires yi ak chef religieux yi imam yi ak représentant curé nuyu naa ñëpp di rafetlu aussi di kontaan ci question bi ndax c'est très important ndax wax nga ko Covid bi maanaam corona bi ba mu commencé ba léegi ñu ngi ciy wax waa Kër Docteur ñu ngi ciy wax mais aussi communauté bi ñu ngi ciy waxtaan boobu ba léegi di ci defee activité ay sensibilisation mais dañoo toogaat parce que boo xoolee Fissel commune de Fissel bu njëkk ba ci première vague bi dafa am ay tëral ay xeexuwaay yoo xam ne dañ ko fee tegoon looloo ñu waraloon vraiment Fissel dégguñu fi woon ay cas yu bëri ci Covid 19 bi mais dañoo dem jamono di dox cas yi di wàññeeku ci niveau national yëpp nit ñi demaat ba fàtte yu baax yi nga xam ne dañ ko fee tegoon muy geste barrière yi loolu aussi ba mu amee deuxième vague bi dugg ci ñu sentir que ni commune de Fissel bi vraiment mu ngi payer lu metti ci Covid bi ndax dañoo seetlu li mu xeexoon boobu ba am ko maanaam geste barrière yi mu fi tegoon dispositif bi ak engagement communautaire bi dañoo seetlu ni vraiment loolu dañ koo tegoon ci suuf te li ko waral foog naa ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ci lañ ne nag dafa jot pour ñu ñëwaat waxtaan ci ak borom baat yi maanaam les porteurs de voix pour ñu dimbali ñu ci pour ñu xam vraiment nan la ñuy defaat ba Covid bi nga xam ne commencé na dugg suñu district bi parce que tey ku ma dégg def naa évaluation maanaam cartographie cas Covid yi mais aussi def naa situation district bi fu ñu toll ci prélèvement fu ñu toll ci cas positif ak fu ñu toll vraiment ci lépp. donc loolu voilà ma dagguma la mais fi nga toll comme li nga ko waxee noonu fi ñu toll ci cas yooyu boo ñu ci mënee jaaral nga jàppale ñu ci. voilà ci cas yooyu tey ci suba ci waxtaan wax naa ci. parce que expliqué naa vraiment sous-préfet ak ñi teewoon yëpp ne leen ba démb ci prélèvement yi district bi laay waxee nag ci turu district bi yëpp ba démb am nañ 291 prélèvement yoo xam ne dañ koo def ci Covid maanaam test yi nga xam ne dañ koo defal doomu aadama yi nga xam ne ñaaw nañ njort ni am nañ feebar bi ci 291 yooyu am nañ ci 77 cas positif maanaam 77 yooyu ñoo jóge ci 291 yi ñu defal test waaye ci 77 yooyu am nañ ci 44 guéris maanaam ñi nga xam ne dañ leen a faj ba ñu wér
waaye ci 77 boobu it am nañ ci 15 décès maanaam fukk ak juróomi doomu aadama yu wàññeeku ci Covid bi. donc actuellement ci traitement bi am nañ 31 ñoo xam ne ñu ngi suivi à domicile maanaam ñu ngi leen di faj seen biir kër yi waa kër docteur di leen suivre di ci def jéego yi nga xam ne moom la ministère de la santé tëral pour ñu mën a dimbali doomu aadama yooyu. actuellement aussi am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci centre de traitement yi parce que foog naa ni début Covid bi corona bi li gënoon mooy ñu yóbbu leen ci centre de traitement bi. waaye dañoo toll Sénégal foo xam ne Covid bi lëmbee na dëkk bi te vraiment plateau technique bi ci hôpitaux yi dafa limité ba mënuñoo jël ñëpp. léegi ñan la ñuy jël ci centre de traitement yi mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ak yeneen feebar maanaam tubaab tudde ko maladie chronique li mel ni diabète lu mel ni tension wala asthme wala ku mag koo xam ne dafa magal te yore yooyu feebar kooku day jaadu ñu yóbbu ko ci centre de traitement yi. mais ñi nga xam ne vraiment ay ñu ngi seen amuñu yooyu feebar te mën nañoo supporter xëy na traitement à domicile bi ndax traitement à domicile bi joxuñu la garab rek bàyyi la. docteur yi dañ lay nemmeeku di la jox ay rendez-vous di la saytu di la xool ba sa jour guérison bu jotee ñu ne la ah xool nañ la waaye nag wér nga donc vraiment looloo ñu dajale woon tey pour fàttali commune de Fissel ñëpp di remercier aussi de passage CDS yëpp laay wax parce que ñoom ñëpp a teew tey li ko waral mooy ñoom ci xeex bi depuis le début ñoom ñoo dugal seen loxo dimbali waa kër docteur autorités yi aussi dugal seen loxo communauté bi dugal seen loxo ñu mënoon koo réussir donc loolu la ñuy ñaaxaat tey vraiment askan bi ñu delluwaat ci baax yooyu nga xam ne taxoon na ba début bi cas yi bëriwul ci district bi. donc loolu la waraloon tey suñu journée bi suñu ndaje bi mu nekk ndaje bu am solo boo gisee ñu toog ba heure yi vraiment looloo ko waraloon parce que dañ doon ut ay solution maanaam ay stratégie yan pexe lañ mën a teg ba fii cas yi toll mu mën fee yem ndax bu fi yemee moo ñu gënal. ci vaccination bi xam naa ñu bari ñu ngi posé wu question lu tax ñu commencé kër docteur waaye comme jàpp nañ ni nit bu feebaree docteur la yaakaar war nañoo mën a protéger ñii liggéey kër docteur ndax bu ñu leen protéger askan bi la ndax ku feebar nga yaakaar docteur kon boo ñëwee ci docteur fekk fa docteur bu wér yow di nga yaakaar am wér moo tax vaccin yi ñu ne nañ ko commencé ci personnel de santé yi waaye aussi bu ñu ko commencé ci personnel de santé yi day wane exemple parce que dañ tax nit ñi ñeme ndax ñun dañoo bëgg a won nit ñi ni ñun suñu liggéey du mooy faagaagal askan bi déedéet ñun suñu liggéey mooy dimbali askan bi fexe ba vraiment jafe-jafe yi ñu nekk yépp mu jeex parce que tey ñun bu ñu ñàkkoo won na askan bi ni ñun ñëpp war nañoo mën a ñàkku parce que li nit ñi di ragal ñun won nañ leen du foofu ndax ñun tamit boo xoolee ci ay kër la ñu jóge yor suñu njaboot kon ku nekk bu doon vaccin yi baaxul ñun duñ ci jiitu ba di ko def mais def nañ ko suñu médecins yi ñoo njëkk a vacciné wane exemple bi wane ni vaccin yi mooy li gën parce que liñ ci seetlu mooy vraiment bu askan bi yépp vacciné woo mooy li gën parce que immunité collective la ñuy wër maanaam ñiy vacciné bu ñu ëppee feebar bi dina dem ba du amati doole waaye bu dee moitié askan bi moo nar a ñàkk ko moitié beneen bi bañ kooka coono dina am te coono bi fan lay ëppee mooy ñi nga xam ne dañoo nanguwut a vacciné wu parce que bu boobaa ñiy vacciné wu ñu ngi aar nañ seen bopp mais ñiy vacciné wu lépp lu ñëw day yomb ci ñoom te corona bi bu ñëwee fa lay yem seen biir du multiplier wu du ma ne nag ñi ñàkku du ñu amaat corona déedéet waxuma lool dama ne vaccin boo ko jëlee da lay aar du la aar 100% mais fan la lay aare mooy dina am lu mu def ci sa biir yaram ba soldat yi nga xam ne moo nekk suñu biir yaram di anticorps yi dinañ am doole ba feebar bu ñëw dina ko mën a xeex ba bu boobaa feebar bi du la mën a gaañ donc mooy vaccin bi nga xam ne corona bi bu ñëwee nit ki bu ko vacciné woo même bu corona bi naree ñëw ci moom doo dégg ñu ne cas grave parce que li waroon a tax mu am cas grave am na loo xam ne mu ngi ci biir yaram bi di ñu dooleel ba bu boobaa feebar bi du la faagaagal donc loolay njëriñu vaccin yi moo tax ñëpp war a vacciné wu parce que bu ñëpp vacciné woo dinañ dem ba virus bi du am fu mu xajati ci yaram benn doomu aadama bu duggatul sa yaram bu boobaa dinañu mën a bàyyi ñun ñëpp mais loolu foog mu am te pour mu am day fekk ñun ñëpp ñu engagé aussi ñun kër docteur nag pare nañ pour gunge askan bi mooy lan mooy ñun njëkk nañoo vacciné wu di ñaan yàlla nag yeneen vaccin yi di ñëw ñu mën a dugg ci population bi ndax nee nañ dañuy njëkkee ci mag ñi nga xam ne dañoo yor feebar yi nga xam ne mën na leen a faat
feebar yi nga xam ne jafe-jafe la li mel ni diabète li mel ni tension li mel ni asthme donc bu ñu jógee ci mag ñooñu dañuy dem ci askan bi yëpp kon ñu ngi ñaan yàlla ñu àgg fa ci jàmm ak salaam corona bi jeex ci Sénégal jërëjëf. asalaamaaleykum kon tey jii aussi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu ñi nga xam ne aussi ñëw nañ ci bés bi tey jii mu doon bés boo xam ne aussi bés bu am solo la bés bu am solo parce que bés boo xam ne dafa dajale ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci biir commune Fissel bés boo xam ne sous-préfet dafa toog xool jàngat askan wi ne dina ko woote ñëpp ñëw teew mu ànd ci ak maire ànd ci ak aussi ñi nga xam ne ñoo jiite kuréel yi ci biir gox bi góor ak jigéen rien que pour aborder ay thèmes yoo xam ne ñaari thèmes yu am solo la kon loolu moo tax bés bi doon bés boo xam ne bés bu am solo la rafetlu nañ ko bu baax a baax en tout cas ci biir loolu liñ fi jotee waxtaanee bokk na ki ne di jëm ci wàllu Covid 19 maanaam feebar bi nga mbas bi nga xam ne moom mooy lëmb réew mi ñu waxtaan ci jël ci ay matuwaay xool exactement situation bi nan la bindoo ci Fissel ci commune Fissel mais aussi yan pexe lañ ciy jël pour que loola ci boppam ñu xeex ak moom mais gis nañu déjà que ne ci biir Fissel am na fi ay cas yoo xam ne dafa am carrément te waa kër docteur ñëw teewal ko ay loo xam ne ëpp na fukki nit yoo xam ne corona bi dal na ko fii ci biir commune Fissel ba am na ku ñu ne sax ñàkk na ci bakkanam mu am également ñu répartir ko ci poste de santé bu ne mais li am solo mooy que waa Fissel xam ne bu ñu demee li ñu jàmbat di ko wax feneen bu ñëwee ba Fissel ñëw ba yegsi ñëw ba commencé faat kon kenn waratul taxaw naan amut lu am la kon li ci des mooy taxaw jon xeex mbir moom jëkkoon nañu nag jóg ca njëlbeen am luñ ci waxoon am luñ ca defoon am luñ ca joxe woon sax jox ko askan wi jox ko commune pour mu jàfandiku ci loolu ci boppam pour mën a xeex vague bu njëkk bi mais gis nañu ne également ci diggante bi que ne mbir mi taxawut dafay continuer dafa mel ni étape bi ñu toll moo gën a garaaw looloo taxoon ñu confectionné lu tolloog 5000 masques maanaam juróomi junni masques fexe de sorte que ñu tas ko ci communes yi yëngatu te Fissel amoon ci junni. gannaaw loolu nag man li ma seetlu déglu ko ci ndaje bi mooy que wax nañu ne que ne à 3 niveaux laa ko mën a def mooy dafa am niveau politique boo xam ne ay tëralin la ay kuréel la ñu war a def wala boog en tout cas dañoo war a organiser nit ñi pour ñu jànkuwanteel ak mbir mi. beneen niveau bi mooy niveau scientifique la parce que technicien de la santé ñoom ñoo ne pour nga mucc ci mbir mi fii nga war a jaar lii nga war a def lii nga war a def maanaam respect des mesures barrières. beneen bi nag mooy waxtaan ak askan bi c'est vraiment un niveau socio-culturel ci biir ñett yooyu jàpp naa ne faw ñëpp tënku ci ñetti point yooyu jéem tee liggéey mais pour ñu ànd noonu ñëpp nag xeex ko dafa laaj nag que mu am aussi yéego boo xam dafa am ci diggante nit ñi moo taxoon ma ne en tout cas man sama gis-gis moo dina réunion bu mel nii bu mu dakkati lu mu gàtt weer wu jot na am ñëpp ñëwul fekk def analyse mbir mi parce que loolu moom moo tax ñun ñëpp ñu soobandoo ci ñu gu kenn ku ne jàppale sa morom ñu xeex ko mais bu fekkee dañuy agir dans le dispersement kii aw fii kenn ku ne disparaître ak kenn ci des du sotti donc loolu moo tax ma ne di gënoon daal mooy ñu am un système de suivi et de coordination de l'ensemble des activités yoo xam ne dañuy dem pour xeex mbir mi su ko defee loolu ci boppam mën nañ koo lawal sax ba dem ba ci biir village bi nga xam ne comme ay comité am na fa ñu fexe de sorte comité yooyu dox donc loolu waxoon naa ko ci leneen li moo dina ko également en tant que représentant d'une organisation muy rek ko def xanaa jëlaat engagement rek ne damay ànd ak ñoom jàppale leen ci fu ñu toll fu ne
en tout cas Recodef dina fa toll ak ñoom jàppale leen. beneen poñ bi ñu mujj a débattre nag mbir la moo xam ne initiative la boo xam ne Recodef moo ko lancé woon ak son partenaire ambassade de France pour que ñu jéem a jàppale jigéen ñi pour que seen émancipation dans la zone véritablement bañatee doon rek tur mais mu nekk mu effectif. mais ci biir loolu ñu ne woon dañuy taxawal évidemment ay xeetu liggéey yu bëri nag ci ay waxtaan ci ay organisation ci ay plaidoyer rien que pour asseoir tout un système mais def nañ ko ba ci juróomi communes yi ñu ko def yëpp commune bu ne am na benn réseau communal de défense des droits des femmes donc Fissel bu Fissel nag ci biir salle bi tey da cee profité vraiment ci jàppale sous-préfet pour wax jëm ci chef de village yi fi nekk mais également tous les acteurs qui sont là pour présenter leen liggéeyam ses missions mais également fexe de sorte que mu communiquer ak ñoom pour waajal la mise en œuvre de son plan d'action loolu ci bopp ñu rafetlu ko bu baax a baax rafetlu réaction yi fi jib parce que dafa mel ni thématique bi ñu indi ñoom soxal na ñëpp ko jàmbat li bëri na mais ce qui est sûr mooy tout le monde est engagé ñëpp a jël engagement pour accompagner leen donc lii doon loo xam ne man en tout cas rafetlu naa ko on dirait ko def également maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. CLD bi nga xam ne tey moom la préfet convoqué tey fii ci mairie bi mën nañ koo tënk ci ñaari point bi ci ñett parce que bu njëkk bi mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ jàngat bi nga xam ne moom lañu am ci feebar bi nga xam ne moom moo lëmbe askan wi fu mu nekk ni muy Covid 19 bi. mais aussi taxawaay bi nga xam ne moom la ci askan wi war a am surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kaddu yi chef de village yi imam yi curé yi mais aussi gendarmerie ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité administrative yi ak autorité politique yi. donc ku si nekk si ñun aussi gis na taxawaay bi nga xam ne moom nga ci war a am responsabilité bi nga ci war a am pour que tey fi mu nekk nii feebar mën a del ci ginnaaw def nañ ci ab njàngat bu xóot nag ci li nga xam ne tey fi mu nekk nii moom la feebar bu toll ci district Thiadiaye en général. mais aussi ci district aussi comment dirais-je poste de santé bu Fissel mais poste de santé yi nga xam ne aussi muy Mbalamson muy Tokomak muy aussi Mbafay te gis nañ ne comme ni nga xam ne kii askan wi sóoraale wuñ ko mais feebar bi aussi moo ngi ci biir dëkk bi moo ngi ak ñun. deuxième point bi moo ngi toll ci li nga xam ne la revalorisation maintenant des femmes comme jigéen ñi aussi am benn projet boo xam ne bu bees la boo xam ne bu ñu teg boo xam ne day joxaat jigéen. akam ak yelleefam ci nga xam ne ci mooy dund bi donc bi loolu pare aussi waxtaan bu am solo dugal nañ ko ci biir mais biñ ci pare nag tey mu nekk nii préfet dugal na ci ay divers yoo xam ne surtout ñi nga xam ne moom mooy njaayum sàngara bi boo xam ne de façon clandestine parce que da nga koy jaay te doo am kii doo am dara te njaayum sàngara boobu du indi ay jéye yoo xam ne tey mu nekk nii à chaque fois ñoo ngi koy gis ku naan ba pare ñëw tey sa jabar dóoru gor mbala jam nit mbala nga gor nit mbala nga def loo xam ne tey fu mu nekk nii peut-être beneen problème la alors que ki ko jaay sangara boobu amul benn kayit boo xam ne tey fu mu nekk nii war naa jaay sangara mais ensuite maintenant wax nañ aussi ci li nga xam ne moom mooy grossesse yi nga xam ne ñoom lañuy nemmeeku ci xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy jàng surtout ci wàllu collège bi doon na loo xam ne aussi métti na te bari na te dëgg-dëgg sonal na parents yi parce que askan wi tamit à chaque fois ñoo ngi gis yoo xam ne tamit nekk ni ñoo ngi koy joytu foo xam ne peut-être fa lañ ko war a joytu mais nag waxtaan ak xale yu sensibiliser xale yi aussi pour que loolu mën a am ñàkk doon na loo xam ne taxaw na fu mu nekk nii. Obligatoire du masque. Respectons les consignes que nous ont données les agents de la santé pour vaincre cette maladie.